jërëjëf chers internautes de www.baoltimes.com chers téléspectateurs de Baol TV dalee nag jàmm encore seen émission question de l'heure tey nag on a le plaisir vraiment de recevoir Ndiassé Fall venant du directeur du CROUS de Bambey Moustapha Gueye de passage ñu ngi lay nuyu bu baax Ndiassé salaamaaleykum na nga def. maaleykum salaam Mor chef de station Baol Times ak groupe bi nekk ci sa ginnaaw yëpp ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziare. Ndiassé wax ji bëri na bëriwul temps yii jëloon na fi benn plateau nga defal ñu ay révélation nañu Moustapha Gueye yaakaar naa ne jëlee nañ ko Thiès indi nañ ko Bambey période boobu lañ defoon émission bi nga ne dana am ñu bëri yoo xam ne nii waa Njaareem war nañ ci mën a amaat yaakaar est-ce que tey jii yaakaar googu leer na est-ce que Moustapha def na ay recrutement ou non. waaw loolu ba léegi nii dafa gën a yokk parce que Moustapha toujours bu jot mi ngi def action bi yaakaar naa ne waa dëkk bi sentir nañ ko parce que depuis bi mu jëlaatee CROUS bu Bambey ba léegi nii jigéen ñi ñu ngi xëy góor ñi ñu ngi xëy bari na changement yoo xam ne dëkk bi boo xoolee environnement bi ak li ko wër ñu bari sentir nañ ne université yi fi mu toll bool yi ñu ngi ci yëg seen bopp ak Bambey googu nga xam ne foofu lañ ko def. ñu ngi ci yëg seen bopp c'est-à-dire am na ñeneen ñoo xamante ne nii dëgg la mën nañoo am ay ndombe tànk wala ñu dem liggéeyi sans Moustapha Gueye est-ce que bi ñu ko falee Bambey ba léegi question bi mooy est-ce que Moustapha jël na ay nit ñu bees wala déet. déggoo li ma la wax nit ñu bees ñi depuis bi ñu ko jëlee ba léegi nga xam ne li mu war a def lépp def na ko li mu xalaat ci lu rafet lépp rafetal na ko ci biir université bi commencé def action ci biir étudiants yi diggante bi nga xam ne dafa war a jël ay employés pour ñu dem liggéeyi. ñii doon ay vigiles sinon ñii di joxe ticket sinon ñii nekk ci environnement bi sinon ñi nga xam ne dañuy nettoyer bureau yi loolu yaakaar naa ni Diourbel gis na ci boppam fi mu toll Bambey gis na ci boppam. jaajëf mbokk yi seen émission question de l'heure la c'est pas spécial Moustapha Gueye mais c'est la politique dans son ensemble la ñu waxtaanee mais comme que dañoo dalal leen Moustapha Gueye yoon nañu njëkkee foofu kon nag directeur. félicitations di ñaan nga gën a yokk loolu parce que ndaw yi soxla nañ xëy bu baax a baax mais Ndiassé kii di Moustapha Gueye gisatuñ ko ci li nga xamante ne mooy terrain politique bi mooy par exemple c'est vrai boobaak léegi gisuñu ko mu dem ay émission wala mu def sortie yi wala Moustapha Gueye ñu dégg ne bon tel parrainage Moustapha Gueye ko jël lu mu demee noonu poste bi moo ko mënatul wala day làqatu wala da koy yóbbu sa xat. waaw xam nga su fekkee ni suñu borom dafa def nga doon benn homme boo xam ne da nga jógoon pour politique. nekk yow rek di dem yow rek su yàlla defee lo nga màgg ci expérience màgg ci ay cër yu la yàlla jox nga màgg ci sa cabinet li ci wareef lépp nekk ci lépp loo xam ne directeur wala homme de politique yàlla suñu borom may na ko nam ci war a doxee mi ngi koy doxee loolu mooy yokk goo xam ne dafa bari ay lieutenant yoo xam ne ñoo ko nekkal ci terrain bi parce que jàpp naa ni lépp lu ñuy programmer ci dëkk bi soo demee fekk fa lieutenant sëñ Gunda Fall ñu ngi koy gérer bu baax du suñu kilifa de surtout maam Cheikh Ibrahima Fall mooy lieutenant numéro 1 bi ñoom Cheikh Fall Cité gis nga leen ñoom Talla Fall coordinateur gis nga li muy doxal ci dëkk bi ak jeunesse bi xam nga ni baas yi nga xam ne dañ koy baas ci dëkk bi yëpp lépp lu fi xew lu ne DG Moustapha Gueye yónnee na fa nag ba ci 15 ans yi nga xam ne ñu ngi koy mujjee def activités yi nga xam ne dañ ko war a def ci diine ak ci l'islam ak li nga xam ne aada la ak cosaan nit gis nga fii nga xam ne fii la ñuy téye xale yi nga xam ne amuñu waajur wu jigéen gisuñu seen waajur wu góor dafay dem wut ay partenariat am di jàppale gone yu ndaw yooyu noonu di dugg ci biir daara yi di leen jàppale kilifa yi daara yi di dem ci école yi gis nga jamono jee ci ginnaaw ci vacances yi école bi nekk ci boori raay bi kër gu mag dem fa di fayal ay gone yoo xam ne ay cours de vacances la ñuy def c'est-à-dire dëkk bi il faut que ñu waxtaanaat il faut que ñu toogaat ñu génnee jalousie ci suñu xol te wax li nga xam ne moo concret wax li nga xam ne mooy réalité parce que dama jàpp ni. lan moo concret lan mooy réalité. li nga xam ne moo concret di réalité Moustapha Gueye képp kuy Diourbel waa wala képp koo xam ni am nga bëgg-bëgg ci Diourbel pour bëgg mu développer yaakaar naa ne war nga koo mën a jàppale parce que xam nga ne mi ngi liggéeyal askanam parce que su fekkee ne ni dañ koo cëral cër bañ ko cërale mu cërale ci ñi nga xam ne ñoom la bokkal dëkkam ñu cëralewaat ko beneen cër mu jëlaat cër boobu cëralewaat ko waa dëkkam ñu cëralewaat ko la 3e fois mu tàmbaleewaat ci dëkkam
kooku yaakaar naa ni dëkk bi lépp loo xam ne dafay sooxe mu di ca teg loxoom di ca dem lam ca man mu di ko ca def dëkk bi ñoo war a àndandoo ñun ñëpp na ko DG Moustapha Gueye wóolu nañ la ci dëkk bi parce que xam nañ ne buñ ko joxoon dëkk bi tey jii nii lépp luy jafe-jafe ci dëkk bi dana ko def parce que am na ambition bi am na xam-xam bi am na moyens yi am na ay connaissance am na ay relations extérieures te lu nekk loo xam ni njiit da koy def compétence na ko jàng na tey jub na te lu mu la wax def ko loolu moo concret. yow dafa mel ni Ndiasse kon bu dee dañ la dégg dafa mel da ngaa sànni li ma lay wax rek Moustapha foo xamante ni ak guñ fa muy dafa mel ni da ngaa bëgg samp sa maanaam sa candidat sa mbër ci li nga xamante ni mooy mairie bu Njaaréem. xam nga bu doon sama bëgg-bëgg bopp rek la. loolu moom mooy géej gi am na ndox bu dee sama bëgg bopp rek la mais Moustapha Gueye dafa am ay principe dafa am benn staff te ginnaaw kenn ku ne yaa ngi ci sa ruq di waxtaan loolu moom. principe am la mënaguma cee wax waaye dëkk bi lépp loo xam ne dañ ko fiy joxe te doomu dëkk bi war koo gérer war leen cee dimbali Moustapha Gueye dina ci dugal loxoom parce que loolu la sentir looloo tax mu bëgg liggéey ak dëkk bi. kon Moustapha dafa bëgg nekk maire. Moustapha du mun ta bañ a nekk maire mënu koo bañ. bii di ñëw dana samp na leen ko. loolu noonu àggaguñ ca moom parce que li tax du àggaguñ ca mooy ginnaaw man damaa ne ci wetam. yaa ngi dégg te déggaguma ci làmmiñam mu ni damaa bëgg maire loolu mënuma gumaa jël samay responsabilité wax ko waaye ci li ma bëgg man yéenee ko mooy mu doon candidat ci maire bi ñu voteel ko mu gagné maire bi changé Diourbel. jërëjëf mbokku internet www.baoltimes.com le premier site de Diourbel le site de la référence aussi ak ñi nga xamante ni ñoo ñu saxoon topp ci Baol TV muy la première chaîne de télévision régional de Diourbel yaakaar naa ne wax ji leer na naan ñi Moustapha Gueye leer naag leerul yaakaar naa pareegul pour samp ndëndam ñi nga xam ne nag pare nañ pour samp ndëndam ñoom fësal nañ seen bopp Ndiasse kon noonu la demee. waaw xam nga mbir moo mën a gis rek da ngay xaar ba mu jot Moustapha dañ koo dénk benn service boo xam ni technique la muy affaire njàng social mu fekk ay jafe-jafe foofa noonu jafe-jafe yooyu mu fa fekk loolu lay jéem a redresser. ci liggéey boobu la nekk parce que liggéey la liggéey boo xam ne du liggéey bu ndaw parce que liggéey boobu moo gën a intéressant politique bi parce que liggéey boobu kenn ku ne sa dara nga fa muy la population Sénégal mu war leen a jox ñu lekk jox leen ñu naan seen dëkkuwaay seen tëdduwaay seen fajukaay xam nga seen environnement lépp jaar yoon te ci loolu la nekk. loolu nekk googu mu ci nekk nag moo tax fi mu toll nii talagut loolu li mu tal daal mooy mi ngi def la ko war ci biir université bi liy wàllu politique. ci basam mi ngi liggéey li mu war a liggéey mook ñi nga xam ne ñoom lay àndal di liggéey. jërëjëf mbokk yi yaakaar naa leen lor ne waa Ndiasse dan nga jàngatee politique gu Njaaréem bi parce que temps yi gis nañ fii ki nga xamante ni mooy njiitu dëkk bi di Malick Fall daanaka dafa mel dafa raar ci bëti nit ñi kenn gisatu ko kenn déggatu ko def nañ fi ñaari yoon cleaning day muy journée nettoiement boo xam ne ni président Macky Sall moo ko lancé mais ñaar yëpp benn du ci ñëw. waaw xam nga ab dëkk su fekkee dañ la koo jox. laata ñu la koy jox da nga wane benn exemplaire ba ñëpp ne kii lii mu def kat moo tax ñu bëgg koo jox dëkk bi parce que boobu moment ñi nga xam ne ñoo taxaw woon dëkk bi te moon nañ ba waa dëkk bi bëggatuñ leen a gis moom mu doon relève boo xam ne dafa ñëw ak force ci kaw social ci kaw xam nga doxu mbokk ci kaw lépp lu mën ci poosam mu def ko ci nit ñi ba nit ñi ñeme ko wóolu ko mais problème administration da cee échec parce que li tax mu échec ci du problème mu chantier président moo taxoon ñu fal ko parce que bi ñuy ànd ak moom en 2014 ñun opposition lañ nekkoon. waaw yow di fàttali ne dafa mel ni yow dëgg la yaa Malick Fall yaa nekkoon. chef de protocole am. ok léegi ci biir loolu noonu ñun ay révolutionnaire lañ woon yoo xam ne Jurbel lañ dëkk képp koo xam ne da ngaa nekk Jurbel ñu jiital la ci di nga defoo la nga war a def ñu taxaw xeex ak yow foofu lañ placé woon ñun. bi yàlla defee mu ñëw 2014 yàlla suñu borom dogal mu jël ay engagement am mais booba it nattuñu woon expérience am ci wàllu administration parce que boobu dañoo jiital suñu bëgg-bëgg rek parce que bawol moom su jiitalee bu gisee xasee ba bëgg rek deetul calculer da ngay dem ba surux ci biir léegi retiré wu nag di xaw a diis ci yow mais fi mu toll nii Jurbel waaye comprendre nañ léegi gis nañ parce que 5 ans du benn fan at mu nekk 365 jours la te bis bu ci nekk li ñuy jàkkoonteel ci courant boo xam ne gox yi goxaat ya nga xam ne fa la war a yeggu fa et puis goxaat yi nga xam ne fi lañ def ay poto yi fay lampe yi fay nañ defaraatuñu ko environnement bi ñax mi bayuñu ko mbalit bi jëluñu ko dagguñu garab yi
en même temps di joxe ay social 25 millions yaa ngi dégg te amul lenn benn statut bu mu def ci dëkk bi à part poste de santé Mbaqaan te foofu basam la looloo tax mu def te ñooñu tamit aussi ci population bi lañ bokk war na ko faa def mais en tout cas li nga xam ne daal moom mooy wàllu administration maire yi moom bu ma doon moom la damay démissionner xamal ni askan wi bëgg naa yéene naa waaye mënatumaa dem parce que tamit aussi bëgg na dëkk bi gëm na dëkk bi li mu yor lépp def na ko ci dëkk bi mais mënut a dem te gannaaw dafa bëggoon a yóbbu dëkk bi te bëgg dëkk bi te mënut a dem na xam ni kon léegi bu ma jëlee dëkk bi jox ko keneen mu jiitu ma tabaat ci ginnaawam rek jàppale ko. mais yow sànq bu dee dama lay dégg daa mel ni waa Kër Malick duñ kontaan ak yow parce que waa Kër Malick yi ñoom nee nañ maa def ne réalisation parce que chantier yi am yëpp ci dëkk bi moom. non xam nga dafa am loo xam ne borom xel dana ko nangu borom yuur gu baax dana ko nangu borom xol bu yaatu dana ko nangu comprendre nga le maire Malick Fall moo dem ci président laaj ko chantier yi nga xam ne Abdoulaye Wade ñoo programme woon na ko Diourbel mu présenté waat lu mu ko présenté waat la am na ku ko bindoon kan moo ko bindoon ka ko bindoon xanaa kooku moo ëpp yool kon ki njëkk a xalaat loolu ba loolu ñu bàyyi ko ci programme kii ñëw doonaat maire war a yeggale loolu dem ci et puis loolu mooy porte bi nga xam ne moom la war a amee lu mu bëgg tamit aussi parce que Malick lu mu gàtt-gàtt am na xel lu mu gàtt-gàtt am na ci lu mu am xam-xam bu toogee ba ci kanam président du ne ko entrepreneur la jox ma ay chantier parce que dañ koo fal pour mu régler dëkk bi te dafa ñëwoon pour régler dëkk bi moom décision boobu la jëloon loolu moo nekkoon ci xolam mais ba mu waxee président référendum man ak moom ñoo ànd maa ko def maire maa ko def député te ba ma jógee ci moom it la lu bari fay parce que li tax mu fay mooy que ni dama ko doon wax li nga xam ne mooy réalité mooy li concret li nga xam ne ci sama xol laa koy jëlee di ko gis ci dëkk bi di toogal nit ñi di ko jàllale mu doon lu pur lu wóor bokkut ak ki nga xam ne daa ñëw xool intérêt yi boppam di ko wax dama ko doon wax comprendre nga mais adduna dafay toll foo xam ne boo amee benn pouvoir bi deetoo déglu ñi nga xam ne say dag lañu te gis nga nit ki day xool fa mu tolloon xool fa mu yegg xool fa mu tolloon ñam ci àndaloon ak fi mu toll tey ñan laa fi yegg seeloon ndoo dafa am loo xam ne reconnaissance la dafa am loo xam ne da nga koy téye muy sa nature nit ku mel noonu nag soo ko dénkee da nga wóor na ne li nga ko dénk dana ko jàllale mais nit koo xam ne nit koo xam ne loolu noonu mu nekkul ci moom loo ko mën a dénk après tamit dafay saaw le maire Malick Fall maire la mooy maire dëkk bi mooy premier magistrat de la ville mooy kilifa dëkk bi mandaam jeex na depuis le 1er décembre 2021 la ñu mayaat pour ñu dem fa en tout cas bu ma doon moom la li ma jot a yor ci sama alal dama koy investir ci sama njaboot li nga xam ne nag moom mooy diggante 2021 ma jàppale koo xam ne leer na ma ne kii la ma doon yéenee dëkk bi bëgg ko ci dëkk bi mën na ko te am na yéene bi ma jàppale ko ànd ak moom loolu mooy devoiram avec respect. yaakaar naa ne wax ji leer na monsieur le maire Malick Fall yaa ngi ko déggandoo ñun ñëpp ko déggandoo ñi nga xamante ne ñoo ànd ak Malick Fall bu dee am na loo xam ne ni ñu ko ci indi ay leeral parce que yaakaar naa ne Ndiasse nee ne Malick bëgg na waaye daf kaa mënul compétence yi fi nekkul loolu dégg nañ ko seen émission question de l'heure ni ne demee saa su nekk taaj Diourbel c'est Baol Times c'est la vitrine de Diourbel yaakaar naa ne lépp fi lay xewee lépp fi lañ koy waxtaanee mais lu ci mënti nekk rek ñu teg ko ci yoon ànd ak éthique ak déontologie seen première xaaj bi fii lay jeexee ñu jëm ci deuxième xaaj bi war a waxtaan li nga xamante ni mooy le député maire ak député yi fi nekk est-ce que doxal nañ seen rôle wala déet loolu ñëw ci benn question nationale boo xam ne nii loolu yëkkati jotaay bi kii yaakaar naa ne noonu lañ leen ko waxee woon dañuy dégg ci kii mais Ndiasse ñu am ñaari député ci biir maanaam département de Diourbel muy Sadio Diakhaté ak ki nga xamante ni mooy encore le maire Malick Fall est-ce que en réalité tey jii nii muy député muy ki nga xamante ni moom la askan wi di yebal fële ci assemblée lépp luy jafe-jafe waxu jafe-jafe dëkk bi ak jafe-jafe jox gox-goxaan yi nga xamante ni ñoo nekk département bi yëpp ñu war faa toog maanaam di ko fa gàddu di wax ak ñoom pour ñu jéem a saafara yooyu est-ce que tey jii sentir nga ne député am na fi. xam nga su fekkee da ngaa doon maire war a doxaloo député bu nekk ci say mbagg it li échec day échec parce que benn sidit la benn xol la benn xel la benn réaction la benn jëmm ji la dafa doon ñaar cër yoo xam ne dañ ko jox kenn ni kenn ki mel rek noonu la cër yooyu di mel oto maire de la commune gisoo ko ci dëkk bi te mooy premier magistrat de la ville da ngaa gis ku ko war adjoint au maire yi gisoo leen ñu war ñaareel bi premier jour bi mu njëkkee dem ensemble la mu njëkk a wax Diourbel lépp gonga kon premier waxam boobu noonu loolu moo nekk ci xolam loolu moo nekk ci xelam loolu moo màgg ba feeñ loolu lépp gongo wax na dëgg c'est parce que lépp loo xam ne négatif la
ci dëkk bi rek te maire war koo dindi rek loolu bañ a dañ mooy gonga gi c'est vrai moom lu mu la wax dëgg la parce que loolu lu nekk la lu am la. mais nag yaakaar naa ne du Malick rek Malick wéetu ci parce que ànd naa ki nga xamante ni mooy Sadio Diakhaté. xam nga Sadio du ma ko condamné parce que li la bett da lay man Sadio lii da koo bett xeexu ko ba jël ko dañoo xëy parce que diggante góor la ak jigéen place su jigéen la ci te moo fa sës il faut ñu jox ko moom bu ñu ko joxee nag dafa am fu mu tolloon da koy jéem a passé fee du fa yegg sax bay wax Sadio da ngaa mës a dégg mu wax mosoo koo dégg ba mu faloo ba tey mosoo koo dégg mu wax ensemble. mbokk yi yaakaar naa ñiy seetaan doy na waar Ndiassé wax na lu leer loo xamante ni ku ci nekk tamit yaakaar naa ne am nga moo wala nga xalaat ci nga tontu ñu ci ba xam ku ci bëgg a ñëw tamit da ñuy woo ci numéro bi muy 33 971 34 02 wala nga woote ci 76 379 98 98 wala nga woote 78 337 64 64 yooyu yëpp ay numéro commerciaux Baol Time la bis boo ci wootee yaakaar naa ne nañ la déglu jéem a xool na la lay dalal nga indi ñu leeral député am na ci dëkk bi ak amul ci dëkk bi en tout cas ñu bëri ci mbedd bi ak reportage yi ñuy def yu ñu jotoon def nee nañ sentiruñ ne député am na ci dëkk bi sentiruñ ne tamit ki nga xamante ni mooy Sadio Diakhaté Malick Fall sax nee nañ moo tare Sadio nag yaakaar naa ne fi mu ne nii jot na gannaaw mandat baa ngi waaj a jeex ki ñëw indi ay leeral wax ñu tamit yan réalisation ak lan ak lan nga taxawee ci assemblée bi Ndiassé bala ñuy yëkkati jakaay bi temps yi réew mi toj na réew mi maanaam insécurité bëri na loolu yaa ngi dégg ay ñu naan faat dañ jëw fii agression bi bëri na ñii tamit di police ak gendarmerie wax dëgg yàlla ak Aly Ngouille Ndiaye ñi nga xamante ni yëpp mooy intérieur bi ñi mu àndal ñoo ngi jéem a def ay opération combinée di jéem a defee rafale di jéem a jàpp ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo tegul ci yoon ainsi de suite lan moo waral jafe-jafe yooyu est-ce que du réew mi metti rek président Macky Sall moo doxul moo tax tey jii ku nekk di jóg wala leen. non problème mu agressé moom dañ ko fay fekk. mais dafa yokk. maanaam mbir mi moo changé am na agressé bu gën a metti mooy bañ nit ki te defu la dara di ko liggéey di ko yàq di ko waxal lu ñaaw foo toog deram dafa baax loolu mooy agressé bu njëkk bi te nit ñi ci loolu lañ nekk. léegi nag su fekkee ne ab dëkk président da koo jiite jël ministre boo xam ni moo leen di saytu wutal leen ko wutal leen ay colonel wutal leen ay général ñu am ay camp seen lekk ak seen naan di doy ñu leen di defal lañ leen di war a defal lépp sécurité boobu dañoo war a gën a xarañ ba défendre lay war a am ba du am mais dafa am loo xam ne it kenn mënu koo défendre gis nga Mor li ma nar ci sama xel ci sama biir néeg nar ko ci sama xol bëgg la koo def su émission bi jeexee ma def la ko police mënu ci dara gendarmerie mënu ci dara loolu ci nit ki la nit ki mooy xalaat di. kon daal bu dee dañ la dégg bu baax moo ñu affiché indo du jouer Kaboy moo ñi nga xam ne dañuy toog les ree bu ñu paree après ñoo ngi lay. merci beaucoup gis nga dara mënut a sotti te gëm yàlla amut dara mënut a sotti te wax dëgg amut dara mënut a sotti te diisoo yeneen te jàmm amut am réew li koy doxal mooy ñu delluwaat ci cosaan delluwaat ci aada delluwaat ci sunu maame lañ fi bawoon ñu sukkandiku ci mag ñi di indiwaat ci télévision yi li nga xam ne moo nekkoon démb et puis lu bare médias yi ñoo ko yokk les journalistes. mais te média am. journaliste ah d'accord parce que mbir moo gis dana am négatif dana am positif mais ñi nga xam ne ñoom ñooy jàllale yenn médias yi nga xam ne ay du dëgg it dafa bari te ñooñu ngeen war a saytu ñi boo rax ci seen biir di wane loo xam ne wala ñoo xam ne boo ko waxee àdduna tukki ñu wax ko am na loo xam ne dañu ko war a interdit lépp lu ñaaw buñ ko waneeti lépp loo xam ne boo ko waxee nit yaayam yëg ko wala papaam yëg ko te loolu moom la concerné jërul nga koy wane nit ki da ngay gëm yàlla fonk yàlla respecté doomu aadama yi nga xam ne ñoom la booleel sàcc du fi jóg parce que doomu aadama moom mooy sàcc nit rek ay sàcc yeneen mala yëpp dañuy siif fekk la fa nga nekk siif dem mais doomu aadama mooy bàyyi ba nga tëdd guddi mu dugg ci sa biir kër rendi say doom jël sa alal yóbbu ko te alal ja balaa jeex sax mën naa dee loolu ñàkk xalaat la. yaakaar naa ne suñu caméraman mu ñu waxtu wi jeex na Ndiassé tey bu ñu tàggatoo lan nga ñuy wax. li may tàggatoo mooy nuyu le DG Moustapha Guèye borom xolu jamaa bi di nuyu Serigne Gounda Fall Cheikh Fall ak Dame Guèye Fat Diané ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci kër gi yëpp
Talaafal maa ngi jël nuyoo bi teg ko ci sa loxo yow en tant que coordinateur nga joxal ma ko képp koo xam ne yaa ngi ci biir famille bi Ami Fall tout ça yal na leen yàlla defal jàmm may ñu jàmm yéen jeunesse su Moustapha Gueye fi ngeen teg seen tànk foofu la liggéey bi yaakaar naa ni kenn ku ci nekk rek na nga jàpp ni Diourbel yow yaa ko moomal sa bopp Moustapha Gueye waru la koo gën a bëgg kon kenn ku ne fa nga nekk na nga liggéey te yàlla rek tax jàppale Moustapha Gueye yéen waa kër gu mag yéen waa Njaareem gépp maa ngi leen di invité xamal na leen ni Moustapha Gueye tëjut ay buntam Moustapha Gueye tëjut lennam képp ku ko soxla boo ñëwee këram da nga ko fa fekk dana maslaa ak yow dana waxtaan ak yow li nga xam ne mooy sa xalaat dana ko déglu li ci des nag mooy rendez-vous 2021. rendez-vous 2021 sànq da yaakaar naa ne ci biir wax ci Ndiasse dafa bañoon ne sampul ki nga xam ne mooy candidat am wala candidat waxagul lu leer waaye loolu lépp dana leer ci kanam tuuti mbokk yi tamit di leen wax ne fii la ñu yem ak yéen kenn doon présente émission bi mooy Mor Sène waaye tamit di leeral ba ñu yëkkati jotaay bi muy ki nga xamante ni mooy Sadio Diakhaté ñoo ngi koy doon kontaan loolu recevoir ko ci plateau bi mu tiiral ñu benn bilan ki nga xamante ni mooy maire Malick Fall doon kontaan loolu mu recevoir ko fii mu tiiral ñu benn bilan wala seen i doon ñu indi ñu ay éclaircissement yu leer nii lay demee saa su nekk seen émission question de l'heure fii lay xewee ci le groupe Baol Times le premier site d'information de Diourbel muy www.baoltimes.com et sur la première chaîne de télévision régionale de Diourbel Baol TV jërë ngeen jëf